Monsieur le Président de la République Macky Sall, dans la lutte contre la Covid-19, les comités d'entreprise républicains CER-APR, sous la houlette de leur coordonnateur national Dr Babacar Toumbou et de Monsieur Hadi Sall, organisent une campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19. Les CER-APR invitent toute la population à se joindre à eux à partir du 22 mai à la mairie de la ville de Guédiawaye pour éradiquer définitivement la Covid-19. Se faire vacciner est un acte citoyen. CER-APR, la structure au service du président Macky Sall et de la communauté. Des légendes qui s'affrontent, des ambitieux qui s'affirment, des rivalités qui font rage. Les batailles finales sont engagées dans les grands championnats européens sur les chaînes Canal+ Sport. Retrouvez les plus gros chocs des dernières journées entre les meilleures équipes d'Europe qui s'opposent pour arracher le titre de champion. Barça, Atlético, Inter, Juventus, Manchester United, Liverpool. Le multiplex Ligue 1, Uber Eats et du lourd toutes les semaines. Le décodeur est toujours à 1000 francs seulement et l'installation offerte à partir de la formule Évasion Plus. Profitez-en pour ne rien rater de la course finale avec les bouquets Canal+. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. La stérilité, un tabou au Sénégal. Les femmes, toujours victimes de cette situation, elles sont jugées, condamnées par leur propre société. Après 12 ans de mariage, sans enfant, j'ai fini par divorcer car je ne supportais plus les railleries, les moqueries, les paroles blessantes de mon entourage, de ma belle famille et de mon époux. Je peux le dire entre guillemets en wolof, danga jaasir. Ce sont des termes qui sont choquants et pas mal de femmes ont subi ça. Amadou Sababa nous plonge au cœur de ce monde des dames divorcées pour cause de stérilité. Il y avait ma belle-maman, pour atteindre mon orgueil, elle me disait, si tu ne veux pas avoir d'enfant avec lui, peut-être que quand tu seras divorcée... Lors des cérémonies familiales, j'étais l'objet de toutes les discussions. À la moindre occasion, il me rappelait mon statut de femme stérile, de femme qui ne goûtera jamais aux délices de l'enfantement. Un clan d'eau que vous pourrez suivre ce dimanche après nos éditions de 7h, 8h, 12h et 13h sur la RFM, la radio de toute l'actualité. fi amul ñaar Maxphone mobile mooy téléphone bi génn àdduna di ko xëccoo nga dem Amérique ñu naan Maxphone mobile nga dem Europe ñu naan Maxphone mobile. Maxphone mobile le téléphone des professionnels yegsi na Sénégal ak ay modèles yu amul fenn lépp lu ngeen di wër ci téléphone yi ci gën ñoo nekk ci téléphone Maxphone mobile yi. Maxphone mobile modèle Max 10 écran bi 6,6 pouces la ànd ak ñaari appareil photo yuy leer ba di leen jaaxal mémoire bu toll ci 16 giga ànd ak ñaari RAM. Maxphone mobile Max 10 bi batterie bi dafa résistant mi ngi toll ci 6700 mAh téléphone yu ànd ak sécurité reconnaissance faciale maanaam téléphone bi da nga koy xool rek mu tijjee ko. Max 30 Pro bi nag ñépp nee nañu mooy waaja da ngeen doon wër téléphone bu baax bu garantie bu moderne Max 30 Pro bi yegsi na téléphone buy dugg ci ndox nag laa leen di tegal écran bu yaatu 6.6 pouces mémoire 32 giga 3 RAM batterie 3750 mAh Android 10.0 connexion 4G Max 30 Pro bi ñaari numéro maanaam 2 puces lay jël téléphone Maxphone mobile yi li ci neex mooy buñ la ko jaayee dañ la koy garantil fukki weer ak ñaar atum yàlla lu sikki ci téléphone bi nga indil ñu ko yamuñu ci de indil nañu leen ay feature yu ñu garanti 1 an yéen jaaykati téléphone yi yéen ñi bëgg téléphone yu baax yéen waa réew mi yéen a ci des jël leen numéro bi gaaw 33 834 75 66 33 834 75 66 Maxphone mobile téléphone bi yëngal jamono. yónnee xaalis warul a jafe ñun waa Senwave neneen lañ koy defee bu gën mën nga yónnee xaalis say soppee si lu gaaw foo mënti nekk te doo fay dara waaw dégg nga bu baax doo fay dara noonu la yombee mën nga doxi sa soxla si Tawfekh tànnal
lii gën a yombal sa àddina si lu amul benn sikki saka wala xel ñaar yónneel xaalis si lu gaaw wóor te doo si fay dara téléchargel application Senwave ngir yónnee xaalis bu jóge bitim réew te ñu la may €juróomi si sa transfert bu njëkk ak code bi di diaspora ànd si ak suñu partenaire bi di UBA. seen plateforme transfert d'argent Senwave ñoo leen di may seen émission xalaas. ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média waxtu xalaas jot na mu di suñuy émission fait divers ñu ci ànd ak yéen altine ba àjjuma am mbégte ànd ci ak Mamadou Ndoye Bane boo gisee ma hésité sànq dafa am suñu benn auditeur boo xam ne daf ne ma fii maanaam générique bi Thione Seck fi muy waxee naan xaw ma kañ la ak naka la mais leer na ma ne bés dinañu mu fekk sama waa ji dina loolu su ko déggee rek journée am day yàqu moo tax bi ñu ci tollee may gestuwaat di xoolaat technicien bi ay nag loolu la am njàngale la dafa mu nekk moom Thione Seck yàlla na suuf woyof si kawam dal ko ñaanal également yàlla xaare ko àjjana inspecteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama waa ji di ziar Passepartout di ziar auditeurs yi ñëpp rek di leen ñaanal jàmm yàlla muy borom jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. amiin def ko ci réew yi ñu wër def ko ci xel yi xol yi def ko ci biir kër yi. amiin ku bëgg jàmm yàlla na nga am jàmm ku bëggul jàmm yàlla na yàlla forcé jàmm ji ba nga am jàmm. amiin yàlla jaa ngeen jëf. Passepartout. Ndiaye. maa ngi lay ziar waay. maa lay delloo ziar sama waa ji.
naka suba si. waaw ñu ngi sant rek sant yàlla bu baax a baax. maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar. dañ koy waxee ca ngaa bu taw féexe na. taw féexe na bu baax a baax. xëy na ñu am nañu def. ci yu tàng yooyu. keroog rek maa indil fii ay bagages. waaw. ñu réer leeg ñu feeñ le. wax nga dëgg. ma ne la comme yow àjjuma yaa fi nekk. ma gérer waaye seetal ma bagage yi en attendant ma nuyu partenaires yi nga xam ne dañuy ànd ak ñoom ci xalaas. damay doore ak plateforme transfert d'argent bii nga xamante ne ji moo di Senwave. suñu mbokk yi nekk diaspora bi ñoom ñoo ko moom ñoom la lu baax la ci ñoom ndax Senwave mën nañu yónnee xaalis seen ay mbokk fii ci Sénégal ci luñ dul fay dara yónnee xaalis ci lu gaaw te wóor. te doo ci fay dara. da ngay yónnee xaalis bi rek da ngay télécharger kon application Senwave. ngir yónnee xaalis bi boo nekkee bitim réew ngir yónnee ko fii ci réew mi ba Sénégal ki nga koy yónnee moom it bu jotee notification buy wane ne yónnee nañ ko. maanaam bu message am ne teng ci téléphone am. day dem ba ci point Wave yi retiré xaalisam def ci poosam faj aajom. loolu mooy Senwave liñ ci dolli te muy lu neex ñoom waa Senwave moo di sa envoi bu njëkk boo nekkee bitim réew di envoyé fii si Sénégal sa mbokk xaalis bu njëkk bi boo ko defee ak code diaspora danañ la may 5 euros. xam nga 5 euros bu dollee ko ci envoi kooku moom mbaxus la Senwave ñoom ñoo indi loolu beneen partenaire boo xamante ne ji ñoo ngi ànd ak ñoom ci xalaas moo di Max Phone mobile téléphone bi lëmbee jamono téléphone bi nga xamante ne ji moom la waa réew mi jëlanteel jamono ji voilà mi ngi noonu voilà yaa ngi ci essai Max Phone mobile yi moom laa dugal 157 man gis nga puce bi ma gën a fonk ci Max Phone mobile laa ko dugal ndax dafa am ñaari modèle am na Max Phone 10 mu jumul yow moom nga yor may naa sama ñaareel bi takku suuf ma nga takku suuf léegi nekkatul takku suuf léegi kawe na waaw may naa ko sama ñaareel bi ñu def la téléphone nga may ko sam ñaareel loolu lu ci jar jingal Njaay eggale ayca waaw may ma yeggale kon boo ko jox yow yaa ngi woon ci Max 30 Pro bi moom nga joxee may gu njëkk maa ngi ñëw dinaa ñëw ci Max 30 Pro mais maa ngi ci Max 10 avance d'accord Max 10 Max Phone mobile écran bi 6,6 pouces la écran boo xamante ne ji garanteem tax na boo ko dugalee ci ndox it dara du ci sëkk mémoire 16 giga 2 RAM ñaari appareil photo yu leer nañ batterie bu mën a yàgg passe partout firnde la ci 6700 milliampères xam nga lu doy caaxaan beneen modèle bi mooy bi nga joxe avance mooy modèle Max Phone Max 30 Pro écran 6,6 pouces ni ma ko waxee moom it garantie écran bu mën a dugg ci ndox bu ci sottee ko bu ci tuuroo da ngay fomp rek après continuer yor day mel ni mosu cee jaar mémoire 32 giga loolu moo ci ëpp solo 3 RAM mooy tax téléphone bi ay activité am di gaaw batterie bi mi ngi toll ci 3750 milliampères Android 10.0 connexion 4G ñaari sim la téléphone bi di jël donc ñu garanti la ko 12 mois 33 834 75 66 33 834 75 66 wala ngeen woo Xuma Max Phone 78 568 08 98 78 568 08 98. ban andi nga histoire bi. bu rëy sax coowal takk suuf ak ñaareel li nga fi mu nekk nii. maa ngi gis ci nu mu tuddati Facebook bi. page xalaas voilà gars yi di laaj ndax noonu la demee déet. nan la takk bi. waaw takk bi koo takk ak foo ko takkee ak noo takkee nuyu. damaa joxe portable bi avance may gu njëkk pour takk suuf. jabaru portable de bu réseau ñàkkee nga ñàkk ko. voilà moom laa joxe gu ndax dañ ma laaj mais bu njëkk téléphone wóorul. dañ maa laaj lu bari rek ma njëkkee téléphone bi rek. ay ca doxalal balaa passe partout di ñëw ci ñi nga xamante ne ji seen i bagage dafa réer te ñu am solo. waaw page xalaas am na compte Instagram de c'est xalaas RFM l'officiel ah. voilà benn bu dul boobu nag amul beneen. léeg-léeg gars yi jaar fa di ñu xool di ñu laaj yónnee ay xalaas mais am na ci compte Instagram am nañ ci Facebook bi. mais loolu lépp jaar ko ci Facebook RFM bi moo gën a gaaw. RFM l'officiel en tout cas daal Instagram bi moom. c'est xalaas RFM l'officiel. doxalal jaajëf ñuy sant di gërëm ñëpp rek ci fas yéene ñëw ci vendredi bi nga xam ne suñ ci paree rek an incha allah lundi li ñu ñëwaat. moo tax tey vendredi bi dafa war a tàng. bari élément te neex. te mu fi jooy nag. waaw démb man non waaye heureusement ba fekku la fi woon. parce que man jooyu ma woon. c'est le cœur qui a parlé waaw xol bee doon wax. wax nga dëgg mais doo waa jooju sax ñu Babacar moom il paraît dañ ko téye pour 6 mois lañ ko téye affaire bi procès bi. waaw procès mujj woon dem sax parce que après xam nga jour boobu dañ ko renvoyé woon. mais après dafa gënoon sama xel mais par contre am na beneen kii. Ndiaye xam naa boobu fekk na fi woon. mooy ci affaire Pam Ndiaye bi. bi ñu doon traité fii tel temps ci ginnaaw. for naa la ci weewu bëy. for naa ci weewu bëy ñu ne. tey ñi nga xam dañ koy jàppal tànk. dañuy fay ndaw si. bon aussi tam ci même source yooyu tam wax nañ ne keneen ki jóge woon Kaolack
remboursé nañ ko 1 million. bon maintenant nag reste à savoir ndax justice dafay continuer liggéeyam wala bon ñu ngi taaxal di déglu yoon ba xam mais en tout cas daal for li ma for daal. ñu ne tey jii nii ñi koy kii dañuy dajeeg ndaw si pour fay ko 500 millions pour que ndaw si mën a désister. ci plainte bi. waaw est-ce que buy wéyul mbuus. ok en fait man xam nga mbir moom je suis un peu gêné di ci wax. pour plusieurs raisons. xaw ma ko naka. mais sama mbokk la. parce que journaliste bay benn bopp lañ. yéen soldats yi yéen a koy wax. waa jeex na donc ñu baal ma ko ah. xippee xool rek laa ci mën a am. waaw xippee xool rek. xippee xool sam xam na ko ma woon ne ma noo yëgoo li xew Graine d'Or patron ba daa def lii te dégguma ko sa revue de presse ma ne ko waaw léegi ma wax ko ma bañ ko ban njariñ la am. Graine d'Or mooy borom gâteau yi. waaw ma ne ko da ngeen a fàtte ne foofa ay doomi Sénégal ñoo fay liggéey. tey boo ne bokkee ci luy yàq kër ga. man xaw ma fa sax yàlla xam na ne de. boo bokkee ci luy yàq kër ga doomi Sénégal yooyu xëy lañ daan amatuñ ko. est-ce que boo tëddee di nga nelaw am déet. baan du lépp lañ war a wax de. déedéet du lépp lañ mën a wax. déedéet doxalal. waaye joxe xibaar yu wér te wóor it am na solo. ah waaw. xibaar yu wér xibaar daal man bëgg naa mu wér te wóor. soo tëddee. mën a nelaw effectivement. waaw mais nag dafa am lu ñu ciy fàtte. xibaar yu wér te wóor. loolu la ñu jàngale mais te war teg ci. waaw te war waaw te war. faut que fii ci Sénégal. c'est que xam nga li ma bañ man mooy injustice man laay bañ. par exemple soo siiwee wala nga am tur soo demee tribunal ñuy xool wala nga dem gendarmerie ñuy xool nga yow da ngaa am siiw wala da nga am tur. wala sa papa dafa am tur wala sa yaay dafa am tur maanaam mbir mi duñ ko tege yoon. te marchand ambulant bi nga xam ndeysaan papa ma nga ci dëkk bay muy jaay fii te su amee problème ñu jaar ko teg ko ci yoon moo kookee bàyyam nekk kilifa ak kilifa gi ñoo war a yem yoon ci dëkk bi. ku deful yoon ñu teg la ci yoon. suñu gi demee ba gis ne yow mii tooñoo. ñu bàyyi la. soo tooñee ñu teg la ci yoon. ndooyu baa nag keneen ak keneen te ci yem ñëpp lañ la ñu war a yem au même pied d'égalité. injustice bi dëkk bi dafa bari. nit da lay tooñ lekk sa xaalis wala nit tooñ la arnaqué la ci mooy affaire bu xaaba boobu nga naan man dama doon jooy dama gis ni kooku boo comme éléments yi jot dafa def tooñ ñu bari. après ay nit nekk ci ginnaaw di cotiser pour ñu libérer ko. léegi ma xalaat baadoole bi nekk ci ginnaaw te su defoon lu mel noonu tey ji tànki du laal suuf. njuumte la de. waaw affaire Massamba ak ma dem ba yi am ci loolu dafa lu c'est même chose tamit ci xibaar yi. nit ñi traité nit ki nga xam dafa nekk ci biti. taximan bi def lu dul yoon. ba indi ko xalaas noonu la ñu war a traité l'entrepreneur milliardaire bi def lu dul yoon. au même pied d'égalité. ak journaliste bi jàddu yoon. ak journaliste bi jàddu yoon nag animateur bi jàddu yoon. mais su boobaa nag soo koy traité na doon xibaar yu wér te wóor bu ca faye bor bu ca am looy jeng. te war teg ci. te war. mooy li waa ji wax rek. on est tous nés égaux en droit et en devoir. kon baax na. voilà. ay nga ne fu ñu jëm. fu ñu jëm mooy Facebook bi. est-ce que. yow amuloo fi tàmbali woon démb. moom laa lay wax jox ko gars yi. non lañ déglu. kon da nga koo fàtte. fàtte moo ko da koo fàtte. baan fàtte moo ko. temps bi lay sóor. mais ki dégluwul démb il faut nga expliquer ko. waaw mais non ndaw si. waaw ndaw si. waaw dafa am ku dem Facebook. tijji benn page Facebook ne dafay jaay boppam. xalaas neex na. sa bopp yaa ngi seetaan at nit ñi waaye ko mu dem. ne day jaay boppam. mais dafa man Aliou damay bàyyi. waaw wax demal gaaw temps baa ngi daw. ne dafa appelé dafa dugal photo yoo xam ne du ay photo am. waaw léegi dugal fa ñaari numéro. benn bi moom numéro am la moom numéro Orange Money. beneen bi nag numéro keneen la ko xam te ni yëgul tiinul xamul lu xew. moom la fay dugal mooy numéro appel bi. soo ko yónnee Orange Money mu jox la numéro beneen ndaw si. nga woo kooku fekk na kooku xamul lu xew. kii nag chaque jour plus de 30 appels lay jot ku nekk ak nooy ñëwee ci boobu. moom xale bu jigéen bi. jox ñu leen ko déglu. xaw ma man ndaw si xaw ma ko benn dimanche laa toog liggéeyuma léegi ma tëdd nii bay dooree yeew non astafurlah samedi laa toog ay vers 11h midi ma dugg sama néeg gis sama téléphone di sonné après bi ma sonewee ma jël nuyoo jaama santé kooku mu ni ma foo nekk ma ne ko fa ma nekk mu ne ma ne ko ci lu mel nan ma ne ma dama lay laaj foo nekk ma ne ko non alors na nga def foo nekk loolu du wax danga ma naan lan moo tax nga may laaj foo nekk mu ne dama soxla sama bopp ma ne ko yow yaa soxla sa bopp mu ne ma ne ko yow danga ko wala lan moo la daal mu ne waa parce que dama gis sa photo
sa numéro ci Facebook bi laa ko jëlee ma ne ko man mu ne ma ne ko yow sama numéro noo ko mën a jëlee ci Facebook bi mu ne ma sii foofu laa ko jëlee mais loolu moo tax ma lay laaj ba xam man fan laa la war a mën a fekk ma ne ko sëñ bi mu ne naa ma ne ko nit ki même bu nekkee nit bu bon sax war ngeen ko mën a conseiller pour mu génn ci mais waroo tëb rek ni moom dafa war a mën a jaay boppam fekk na man sama profil sama photo turandoo yaay laa fa defoon parce que wóorul ndax ki am fitu jël sama numéro partagé ko mun na jël photo jàmmor def ko fa yàq àddunaam ma dindi photo ba def fa noonu benn écriture noonu bu ma ko defee nag si la xale bu jigéen bi ci boppam envoyé ma ay photo ak benn audio photo yi ak audio bi mu ngi si man mu yóbbu naa ko police tamit ba jox leen ko si laa bàyyi ma ne sëñ bi mu naa ma ne ko waa baax na coupé ci lendemain bi waa ji woowaat ba ma ne ko sëñ bi mu ne naa ma ne ko man sama numéro dañ ko partagé seen affaire ñàkk fayda yi ngeen di def ni man bokkuma ci fexe leen ba bu leen ma woowati boobu ba tey jii nag si laa noppee am jàmm dem naa mujj gi sama tante moo jël téléphone bi ku wax mu négocier ak yow ne la kii dañ partagé numéro am kii liggéey yi wàcc ñëw toog si këram loolu la xam ba fu may waxee yow ne tey jii nii rek 8 personnes woo nañ ma ku ci nekk daf may envoyé photo ndaw si ci boppam ak ay audio wam wala may envoyé ak sama numéro lay envoyé ci kaw audio yi xale bu jigéen dafay wax ni moom mu ngi rond-point poste Thiaroye yàlla xam na ni xaw ma ndaw si man nekkuma nit buy jaay boppam man beñu ma toog face à face nee naa man su ma amoon lu ma jàppale ba ma dem mën naa dem toogal sama bopp télé jàkkaarloog Sénégal xam ni man nëbbatuuma parce que ku koy nëbbatu doo wax jaaxle moo tax ma def lii yàlla xam na ni xaw ma xale bu jigéen bi xaw ma lu tax moom mu def lii xaw ma ko mais xale bu jigéen bi moom c'est sûr que day jaay boppam parce que ay photo yu bon la may envoyé ay audio yu bon la may envoyé te jour bu ma roccee sama photo turandoo yaay bi jour boobu la ma commencé envoyé ay photo ak ay audio yo envoyé na ko tamit même xale yu góor yi may woo photo ndaw si lañ may envoyé waat ak numéro bi même ak audio bi même te man daal fi mu toll nii daal man sama bopp bi moo ubbu jaaxle. dafa jël photoom kii numéroom ak sama numéro moom la boole léegi si numéroom lañ koy envoyé Orange Money moom mu partage sama numéro ku ko woo léegi moom sama numéro la lay jox mais ci numéroom nga koy envoyé Orange Money ñi njëkk a woote yëpp ñoom dañu joxe seen xaalis ba pare waaw ñoom loolu lañ ma expliqué dañu joxe suñu xaalis ba pare moom turu faama la joxe moom turu faama la leen jox audio yëpp moo ngi nii am na si benn xale bu góor boo xamee ne bii moom 4 millions la ma tegal ñi ma man ak sama jabar daf ma jikk waaw moo tax ba ma ko takkee ba tey ji dama am xaalis bu dul jeex léegi soo nungoo ma tegal la 4 millions def la comme nu ma daan def balaa maa takk sama jabar kooku tamit loolu la ma wax même kooku tamit bi ma woowee bi ñu waxee jotee loolu ba pare si la ma envoyé vidéo bi ak 4 millions bi léegi si laa ko tontu ma ne ko yow sa jabar bu la jiwoon doo dem ngay wëri caga ñu seen jabar jik dañuy toog seen wetu jabar. Ndiaye dégg nga ko. lu mujj li moom gëw ma ko. waaw kii mooy. lu njëkk li nag moom mën naa nekk. waaw non lu mujj li kooku da doon jéem a nax rek da doon jéem a piégé quoi. da ko doon piégé kon. non waxuma moom waxul dëgg de. maanaam li ko waa ji wax. waaw loolu gëw ma ko non waxuma moom de man waxuma ku jigéen ki de. léegi nag ndaw si nga xam ne mooy def loolu. waaw mu ngi nii déglu ko. ci loolu ne yaa ngi si jàmm bu baax a baax lan nga bëggoon appel vidéo wala gisante nga bëggoon su dee appel vidéo bi 5000 ngay fay Orange Money ci numéro bii soo fayee 5000 francs ñu commencé appel vidéo bi aussi ba fay 5000 am na tamit gisante man poste Thiaroye laa dëkk ci rond-point bi ci suuf pont bi léegi su fekkee dangaa bëgg man ma ñëw sa kër danga may avance 5000 su ma ñëwee nga joxaat ma 4000 comprendre nga su dee nag dangaa bëgg ñëw sama kër nga avance 4000 soo ñëwee joxaat ma 3000 léegi soo bëggee ñu gisee moom dangay avance ba mën laa fixer rendez-vous xaar la comprendre nga poste Thiaroye laa dëkk ci rond-point bi ci suuf pont bi. Ndiaye sa réew mi xumb na de. waxuma loolu de. élément bi gënoon na gudd nii de. waaw gënoon na gudd lii ci ne ndaw si li mu doon wax
li mu wax moom ca digg ba lay jaar bokk ñun ñoo ko dagg dindi yi muy wax vidéo plus nangam ak nangam yu garaaw ay bomb ay RPG ay mu laa déggal mun a xam ne livraison à domicile yooyu yëpp am na ci dañ koo dagg wàññi ko wax pour sutura rek mais ndaw si ay bomb yu rëy la ci wax. est-ce que am na affaire Ndiaye. voilà li mu wax moom en général su ko waxee classe awu baa gi foo jaar ñu fay. mais loolu sax ndaw si est-ce que ñu am ci victime daa bari ñu mu enquêté seen xaalis. waaw kenn xamul nu mu toll. léegi histoire bi gars yi ñu ngi bëgg mu leen maanaam femme bii. moo dem ci Facebook bi. waaw joxe fa ñaari numéro. waaw di wax ne day jaay boppam. waaw. benn numéro bi pour ñi bëgg a jëflanteeg moom yónnee ko foofa xaalis. boobu numéro boobu moom moo ko yor. jël beneen numéro boo xam ne nee na képp ku bëgg a wax ak moom ci nga koy woo mais numéro boobu numéro jàmbur la. numéro jàmbur voilà. numéro jàmbur boobu nag moo njëkk a wax. moo joo xam naa comprendre waaw gis nga audio bi mu yor nii. da cee boole benn vidéo bu xaw doy waar. voilà boo ko nee salut rek moom la lay transfert. te beneen bi mooy góor ñi nga xam ne ñooy waxaale ak moom ndaw si njëkk si. innocente bi góor ñi ko woo naan ko maa la yónnee Orange Money bi léegi fan nga ne maa ngi ñëw. góor yooyu yëpp dem nañ bay agressé sax ndaw si. di ko harcelé mooy ki ñu ko doon yónnee. waaw ñoo ngi seen kii. nañ def tamit nañ bala ñuy yónnee du ñu woote ba xam. déedéet bala ngaa fay sax da ngaa gis marchandise. waay déet marchandise kenn da nga koy gis waxaale téye ko. peese ko téye ko nii waay déet waay man ngay doon waaye jënd marchandise. waaw baan baax na. jërëjëf yàlla waaye may ne kii dafa yeewu fekk léegi baan xam nga loo bëgg leneen ñu wax ci temps bi waaw may ma tuuti rek. waaw. ñi ñuy gracier duñ leen xoolaat bu baax a baax. mbaa du la lay xew grand yo. benn étudiante mooy ki ñu rey. waaw nee nañu ki ko rey. ci korité gii lañ ko gracier. mi ngi woon kase c'est vrai ki ko rey. agresseur la boo xam ni dafa jóge woon parcelle di dox di ñëw mi ngi dëkk nag booru Grand Yoff Arafat Gom. papaam Guinée Bissau la dëkk yaayam Guinée Bissau la dëkk mais papa jàng Guinée yaay ji la fi nekkal. waaju violent la. bi ndaw si wàccee ci taxi bi ci la ko attaqué. jël butéel la ko rayee sax. waaw effectivement jam ko mu dee léegi avant muy daw nit ñi nekkoon foofu di xool ñoo ko jàpp. police fekk policiers yi boobu ñu ngi rond point booru yu pento laa fële. ci la gars yi daw ñëw fekk ñu jàpp ko arrêté ko mais gis na nit ñi gracié nañ ko ci 2020 bi xaw ma daal déféré nañ ko fi 3 fois. gracier ko lu bari yoon donc ñi ñuy gracier effectivement mais aussi ça dépend aussi ci liñ ko jàppee woon. waaw xam nga am na yenn délits yoo xam ne boo ko defee bari ci agression nag lañ ko jàppee. ci lañ ko jàppee waaw ci bari ci agression lañ ko jàppee. ban pont de l'émergence. waaw jaar yaa sedd Thiandoum ba Scat Urbam. doonu foofu moom yàgg na insécurité totale. Scat Urbam ba ca pont ba. guddeeg bëccëg boobu noonu guddeeg bëccëg heure bu ne foofu amul benn sécurité mais tamit gars yi Grand Yoff fi wax dëgg yàlla man foofu li ma fay jaar bari na trop gars yi tout le temps ñu ngi patrouiller. dañuy patrouiller foofu mais xam nga booy yi dañuy taxaw noonu rek jékki-jékki sooy wàcc taxi rek ñu song la affaire bi day gaaw mais population bi tamit ñoo ci ñu ngi maa ngi leen di féliciter ñoo ñu jàpp booy bi mais noonu la ñu war a population dañoo war di jàppale takk der yi ci affaire yi. mais jàkkaarloog nit ñu koy agressé ngay xool même Ndiaye kii dafa yeewu fekk fa am mbote su ndaw la fekk ci buntu kër gi yónneel ma ko vidéo bi. mbote su ndaw. déet xaar ma xam ak ay puso ay pont ay xaaw déglu. waaw mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen baal wax di leen baax di leen ziar ci àjjuma lu bëri audio bii nag moom man maa ko dugal fii pour ñu waa TFM ñu gis ko pour xam exactement li nga xamante ni moo am fii quoi quartier Diokoul Ndioyène Tëngéej vraiment dama yow tey suba di dem jàkk ji boobu may dem vraiment ma gis benn ëmb bu ñu teg ci buntu kër bi ci peron bi waa fi ñuy jàll pour dem ma xaw ma la ma laal ko mu xawoon nooy ma ne bon soxna si kaay xool mu ñëw xool ma ne ko léegi bàyyi leen ko fii su ma demee julli ji ba ñëw après suñu suba pare ma dem ziarar ma su ma ñëwee ñu xool lan la quoi mais vraiment bi ma ubbee lii lañ ci gis vraiment mooy li nekk ci kii bi yëpp mboote muy jëng takk ay morceaux yu xonq ay beñ yu ñor ay xaaw ay sondeel ay dugub ak leneen loo xam ne mu ngi ci suuf kenn xamul lu mu doon ay téere la xam ay xaaw la xamul lu mu doon vraiment ñu ngi ko def fii ay daal ci viticulture nag mais nag loolu moom incha allah c'est une peine perdue la yàlla suñu borom baax na vraiment te dem bu fekk soxna fekk na fi ñu tuur fi ay dara ci buntu kër mën na ko bul wax bàyyil noonu vraiment tey nag aussi ñu gisaat lii moom vraiment y a raison de parler waaw wax nañ ci vraiment lii kenn xamul lu mu doon mais mu ngi doon nag leen koy jox pour ngeen diffusion ni ko ñëpp xam ko gis ko xam na kenn maa ko démb dret la ñu tuur ko fi mën a soxna si bàyyi leen loolu bu leen wax lii jéggi leen ko ngeen dem seen yoon mais tey nag moom mën naa gisal sama bopp def ko audio yi génne ko mais dañ jël ko ñu ko jéngee naal noonu lañ takk tànk yu xonq ay béjjin dugub ak lépp li nga gis li moo ci ne pont yi ñoom ñu ngi ko jam ci guro bi teg ay juróom-ñaari pont ci kaw xar mi takk gémmañ ngeeg yooyu yëpp vraiment kenn xamul lu mu doon ki ko moom na xaw ma ko moo tax nag may naa ko jaaree laa xam ne nit ñi ngi def lu bon bu dëgg ci dëkk bi te vraiment dara jël ko
mi ngi noonu. li doy na waar de. lool. lii laa dégg oustaz moo di ko wax. xol bi jeex. léegi loolu la. anama vidéo bi. mi ngi noonu ma lay noonu. xaaral ma mënees na koo dugal Instagram. Mbossé su ndaw waaw. doy waar sax. waaw ma xool xalaas l'officiel. RFM xalaas RFM l'officiel moo wan ko gars yi. waaw mbote su ndaw. ban lii yéeme na de. weesu na yéeme réew mi kay sooy kuy xëy di liggéey wala ngay dee tax da nga moom xam naa ni moom da nga ne del sant yàlla rek tey moytu ba keroog ngay eski parce que lii doy na waar mbote si ni mu ndawee nga def ko ci ëmb takk ko. nekk ëmb ba moog mbote mbam. daaj jël ay pont daaj ko ci mbote bi. ay pont. yéeme na mbote bi dafa faatu. dafa dee. kii ngay faatu. en tout cas lu ñuul la de xam-xam bu ñuul la de. bii de moom xamu lu borom lu ko ci tax a jóg mais doy na waar de. yow ma am dina métti de. Ndiaye cas bi ci topp. waaw xam naa ne ni ngeen ne du fi xaj. waaw loolu de dafa am solo. am solo mooy ndaw si nga xam ni. moom moo waxoon mooy ñaanal ka jëkkëram ji faatu. suñ ko jiitoo sax loolu li jiitoolal bërki démb ndaw si nu tegoon noonu. te jëkkër ji fase woon ko ndax dafa tudde doom ja Marème Faye. waaw jëkkër ji sax woo na ko téléphone ba seen diggante xaw a tàng. mais am na ñeneen ñu ko woo. des soi-disant journalistes. woo ko téléphone. démb ci heure bii. bëgg koo waxloo mu bañ. mënu ko ñooñu nga tudde seen doom yi du ñu nitu dara. waroo leen a tudde sa doom nangam ak nangam. démb ci heure bii avant classe di commencé gis nga may wax téléphone. femme boobu la. donc voilà mi ngi noonu léegi nag ndaw si nga xam ne moom leen teg démb. jëkkër ji contacté nañ ko. nañ ko woo sax ba sonn jotuñu ko moom moo ñu rappelé. fekk nag boobu ñun ñoo ngi ciy dox ay tànk comme ni ñu ko waxee rek comme ni ko gars yi di dox ci yem a def son ndox mu sedd. waaye. ndaw si dafa taxaw fi mu taxaw mais waa ji ci boppam wax nañu moom ba nga xam nee na. su fekkee d'accord na. ci li nga xam ne moom moo ko lim nga xam ne moom la bëgg këram. su ko ndaw si d'accordé. amul benn problème mu ñëwaat ndaxte dimanche la naroon a yebal ndijaayam pour libérer ko définitivement mais ginnaaw ñun xalaat ñu ngi ci dox tànku jàmm. gis naa ndaw si gis naa waa ji démb waxtaan na ma ak ñoom nee na mi ngi may déglu fii ak suba. su fekkee lu ndaw si d'accord na loolu ak ay mbokkam. mën naa ñëwaat dimanche sëyaat sëyam indaale ay doomam mais su fekkee loolu la moom mu di tugg nee na moom góor ñi léegi jigéen ñi léegi da nga leen di takk sax seen jëkkër ji doon sëyal nefi. nefi yi deewul nefi mais au lieu que ñu xalaat la toppatoo la yow kee la ñuy xalaat kee ñu tàggool. mais ban xolo mel noonu nag. waaw nee na kon ginnaaw xolo mel noonu. yow à première vue dañuy xam ne sa xol daa desol fajri ba léegi. kan ci yow xolo mel noonu ban. dëgg xol moom du ci njëkk dee ci. Ndiaye Modou Sarr. Modou Sarr taximan dañoo fàtte ci taxem. dañoo fàtte ci taxem. non yow. man lu ma déggee ngay wax dañuy xam ne ñoom. da leen a bëgg moom ñëpp leen bëgg. man lu ma woon ginnaaw woon naa ko ginnaaw. waaw mais ban maa ngi way wax. am na lu des. am na lu des bi ñu xëyee fii tàggee Sidi Lamine. waaw saa yëpp a yàqu. waaw parce que Sidi Lamine suñu papa la jeex na. demal gaaw bala ñuy Modou Sarr dañoo fàtte ci taxem benn yére bu bleu de nuit. ak daal veille Korité bi ñu ñëw suba la Korité mu jëlee wàcc Dakar wàccee ko Thiès. na ñëw mu jël si yére mi ngi fii ci rajo bi mu demal service commercial. El Hadj Modou Touré doomu soxna Aïda Touré ak sëñ Baye Bassirou Touré. dafa réeré mi ngi nekkoon benn daara bu ñuy wax fële ca Touba Madiana. daara sëñ El Hadj Mbacké. waaw ku ko gis mën na woo yaayam soxna Aïda Touré ci 77 314 66 21. ma ngi noonu. ay ci kon Ndiaye maa ngi lay gërëm bu baax. alors président man Ligue des champions la foot laa ne de. président de la République, 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 mo demeure structure à quartier de plateau capitaine de Côte en 1902 oui mo palais ko nak la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale les pourcentages ko jaar 1964 Abdou Diouf 82 wala 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat ñu xaar ba ki wër ko ci président ko kar wala fa lay wër assalamu alaykum allo mali assalamu alaykum allo salaamaaleykum. Cey waay papa do. mani maa ngi lay dégg lu waral woote bi. bu ma jotee étranger dana xam ni lépp dëgg la ndax man kenn du ma na ma yàlla baal ci kàddu gi kenn du ma fenal. allo mani. man li ma gën a bañ ci àdduna mooy ku may fenal. waaw man nga maa def mën naa am lu ma am maye ko lu ma am joxe ko waaye nag ku ma bëgg a fenal loolu moom bañu ma ci dara moom bañu ma ci ba ñu dund ci yow. allo mani ba Palum. allo waaw étranger waaw. mani maa ngi lay dégg lu waral woote bi. gadi. lu waral woote bi étranger yow ba nga xamee ni da ngay dem ca président naan ko dama fër
ak damaa lekk lu ëpp ak ñi ngi may jox meew ak ñi ngi may jox njar ma di ko naan étendre tooñ nga ma ci lan ma ni tooñ nga ma daal waa ci lan laa la tooñee ah ci lan gadi ma ni léegi man yow ci lan laa la tooñee étendre yow yaa dem ni président dama fës ba ñu ngi may jox pompiteer di ma jox mais di ma jox yooyu may naan. mani sa rakk Adja Loum moo ko wax. Adja nee na yaa ko wax. de man Adja moo wax ko. dama ni man bu fekkee da ngeen daan tudd ñu ngeen di def ngeen téye ko ndax man bu ma fëree yoonu réew mi nekk ci fër ga man la concerné ndax bu ma fëree man maay dem fa fër di jeexe maay jaabante di dem ak a ñëw maay dugg ak a génn maay dem di wuti ndox loola lu ca seen yoon. mani. waaw man la ma ko ca wax daa yomb. ba ma waxee ne ma Papa Loum kat biir bi da koy yebal ndax daa yëngatu dama ni ko na moytu di tisóoli. nga ni ba nga nee ko. na moytu di toog ci mbooloo di tisóoli ndax tisóoli. waaw loolu man nga ko wax maanaam sa yëngatu ngay tisóolu kooku amul fit la bokk. loolu léegi war nga ma ko wax. biir ba day daw bu mu tisóoli léegi xam nga ki naan bu mu tisóolu kay xam na ni bu tisóoloo am lu yu diku. doy na waar de man daal loolu laa waroo ko wax instant ndax lu gën a kii mooy président même bu ma fëree moom waru koo dégg sax waxuma raag ma dem fay di ko dégg ñu naan Papa Loum daa fër rajo yeeg ñoom Lamine Sambaak ñoom Kouthia kenn ku ne di ma ŋawee naan Papa Loum fërëm nga Pape Cheikh Diallo dem ba def ko édition spéciale loolu fan ngeen ko teg ñëppay fër moom pombiteer rek laa gi yàpp ak laaj ak soble daa jombu kenn waaye taxaw na Papa Loum daa fër Papa Loum lam nekk ci pombiteer ja Papa Loum lam nekk ci xar ya ginaar yaa ko yëngal yooyu yëpp ngeen def ko di yàq sama der bi du ma ne comment du ma des ko jéggal ba am bët mani bilaay weer ngeen ma waaye di ngeen raw géej gi de mani téléférence laa jëm de téléférence internationale mani yaa ngi may déglu gane dama ni waaw bi nu defee annonce bi ne da ngaa fër mani bi nu defee annonce bi waaw ne da ngaa fër ba dem hôpital waaw Moustapha Diop yónnee na fi enveloppe bu 5 millions ndari Moustapha Diop yónnee na fi enveloppe bu 5 millions enveloppe bu 5 millions ci fër gi ba fër waaw pour nga jënd ci ay couche fan la ñuy jaayee computer ak soble ak pataas pour lan dama bëgg a fëraat Moustapha Diop ba mën a yeewul gor fër laay defaat nga ni dama lay nax nga ni da nga may damay meew RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média. Il est 10h, le point sur l'actualité. Bonjour à tous. Les 19 manifestants interpellés à Dougar seront jugés mardi prochain devant le tribunal des flagrants délits. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier après-midi. 2 mineurs qui figuraient parmi les manifestants ont été relâchés. Le gouvernement face à la presse, l'acte 6 ce vendredi, le ministre de la Jeunesse et celui de l'Emploi vont répondre aux questions des journalistes. La rencontre se tient au building administratif. Sur le conflit israélo-palestinien, le collectif des imams et maîtres coraniques de Pikine exige des sanctions contre